sortie yi di gën di multiplier wu Ndeye Dimet coalition bu bari coow bari itam ay frustré. waaw Yewwi Askan Wi xam nga au début amoon na ay problème mais dañ ko doon nëppal bëgguñu ko woon génne. wax naa ko fii à 2 reprises gis nañu Bougane Gueye Dany ba mu soulever problème de couleur ñëpp dañoo yuuxu ni ko doog fi waxee parce que tout simplement da nga bëgg a dem feneen da nga gis leneen. Après on a vu aussi la sortie de Bamba Fall. Après ñooñu itam yëpp dañ leen am fu leen catégoriser woon mais bi affaire bi nag mënuñu ko nëppal. lépp mi ngi leeree ci investiture yi nga xam ne defante am na fa yàqalante am na fa gis nañu li am Dakar nga xam ne pënd bi wëreegul donc il y a eu beaucoup de frustration te boo gisee la sortie du président Ousmane Sonko wax na pour défendre leen mais itam boo dégloo ci ay déclaration itam am na ñu mu mere bu baax a baax en l'occurrence Khalifa Sall parce que ci biir déclaration wax na conditions yi nga xam ne ni Khalifa Sall posé na ko pour ñu dénk ko liste yi mu defar ko que ni bu ñu ma joxee ma defar ko mënuma consulter waat ñëpp ñenn ñi laa ci consulter te jàpp naa ne ku consulter ñenn ñi bàyyi nga ñeneen ñi. te bu ñu waxee ba buñ tudd coalition rek xadi benn parti jarta xeeb. parce que mënoo woo say nawle yi ñëpp ngeen ne àndu nawle la nga ne kii 50 personnes la am kële 200 personnes la am donc ki am 200 personnes laay gën a considérer donc problème yu mel noonu bokk na ci li nga xam ne moo gën a xóotal crise bi nga xamante ne ni moo am biir Yewwi Askan Wi loolu nag tey ji image bu ñaaw la ñu jox Sénégalais yi te war nañ ko corriger ci seen biir parce que bokk na ci di wax li nga xamante ne nii mooy la vérité moo aussi tamit wone li nga xam ne ñoom tey bu ñu nekkoon au pouvoir loolu duñ ko def parce que ce qui est inquiétant mooy ñi nga xam ne tey dañuy ut nguur Cheikh Bamba Dièye aussi wax na ko bi muy def conférence de presse que ni c'est inacceptable ñoom li ñuy reprocher tout le temps le parti au pouvoir donc ñu koy def en plus Serigne Bara Dolly Mbacké gis nañu aussi ni ñu def ba génne ko Yewwi Askan Wi bokkul ci investiture yi. gis nga far li yàlla di def après il y a eu benn alliance stratégique. entre les deux coalitions ci lañ retrouvé wu mais fàttalil xadi ni Serigne Bara Dolly Mbacké dafa mës a nekk koo xam ni da doon jàppale Ousmane Sonko. ci problème bi nga xamante ne nii am na ko. mais gis nañu ni ba mu bëggee dugg Yewwi Askan Wi ci investiture yi dañ ko ni déet. yow mënoo ñëw ci ñun parce que dafa am kàddu yoo xamante ne ni da nga ko yëkkati woon jëmale ko ci njiitu pur donc loolu itam mu nekk lu doy waar lu incompréhensible parce que bu fekkente ne ni coalition bi am na ay ñagas-ñagas Ousmane Sonko a son droit à son mot à dire parce que c'est vrai que pur ñoom dañu am seen veto mën nañu opposer ni tel parti wala tel parti du dugg mais ñeneen ñi aussi tamit am nañ seen mot à dire donc il y a beaucoup de problèmes au sein de Yewwi Askan Wi et espérons que ñoom après dinañ def seen potum biir bu ñu génn ci législative yi xadi mu nekk lu difficile ndax balaa ñuy egg foofu il faut d'abord ñu régler problème bi nga xam ne moo nekk seen kanam muy nan la ñuy def ba seen liste bi nga xamante ne nii jamono ji dafa am ay jafe-jafe problème yoo xam ne moo suux li ci gën a fës xëy na bokk na ci ay njiit yoo xamante ne ñenn ñi dañ tànn jiital leen waaye ñu mujj aaki moo yëf yi xam nga man du ma jàngat gestion intérieure bu Yewwi Askan Wi parce que maîtriser wu ma ko. puis dama nekk njaboot ci kër goo xam ni dafa bokk ci biir Yewwi Askan Wi. donc am na fu may limité wu ci seen gestion intérieure mais dinaa jàngat situation bi nekk ci biti ci wàllu politique ci démarche yi ak ni ñuy doxe ak ñi nga xam ni politique pure et dure lañu politique sans ni ñuy doxalee te ñàkk a leer te mu am ay composants yoo xam ni dañu boole ñaar nekk politique waaye am beneen responsabilité bu gën a diis politique. te nekk ci biir coalition Yewwi Askan Wi alors ñi nga xam politique doomu la ñuy dundee seexluwuñu ci lenn non man duma leen raté ci seen deal politique yi ak n'importe quelle interprétation parce que sénégalais yi muy man muy keneen dafa am benn dynamique bu ñu gëmoon ñu présenté leen ko ci Yewwi Askan Wi donc dynamique boobu tey boo seetee Malick Gueye mi jàll sànq le lendemain élection locale yi avait fait la même proposition ni nañ def Yewwi Askan Wi benn dynamique boo xam moom la ñuy demee local pourquoi pas même présidentiel jour boobu dama ko fàtte moom mais comment dama ne Malick ànduma ak moom xalaat parce que dynamique bii dem ci local yi mënul sauver wu mënul mucc ba ñu egg ci législative yi am na ci ñu am principe yi am na ci ñu am ngëm-ngëm yi am na ñu am foi bi détermination bi mais am na ci ñoom ñoo xam mën nañu dugg ci xàndi diwlin génn te duñu niin ñooñu nag mën leen a ràññee dafa baax te ñooñu ñoo dul permettre dynamique bi dem ba législative bay xalaat dem présidentielle 2024 Malick ci yoo xam ba tey de moom laay tontu ma ne ko mun nañu am nag dynamique boo xam dina def résistance si toutefois ñu xalaat am troisième mandat
mais lu dafay laaj ñu bañ a bokk bëgg-bëgg ci palu mais bokk bëgg-bëgg ci dynamique bi ñu présenter Sénégalais yi. dafa am benn démarche politique boo xam ne Sénégalais yi boo nekk ci diggante Sénégalais yi ak ñi dox politique bi doo ko pardonner ñi def politique. parce que da nga xam Sénégalais yi ban valeur ban importance la ñu joxoon dynamique boobu ñu leen présenté woon. li jaadu nag mooy ñu bàyyi moo xam Benno Bokk Yaakaar moo xam ñiy politiquer ni Benno Bokk Yaakaar di politiquer da nekk ci biir Yewwi Askan Wi ñu leen di feeñal. am na ñoo xam suba gu ñu xëy suba ba ngoon ku woote ñu ngi fa dynamique bu dëgg bu nekk ñu ngi ca Ousmane Sonko waxoon dëgg la de. nit ñi dañoo am ñetti nit ñi am ñaari nit effectivement am na ñoo xam bu doon Yewwi Askan Wi kenn du leen xam ndax mënuñu dajale fukki nit. donc bu ñu bokkee ci doxale noonu wu ñu am xel mu tey dinañ ne hey deal bi na leer. parce que Sénégalais yi dañu gëm li ngeen leen présenté woon malheureusement mënuñu détecter kiy dénoncé fekk ñu yàq yëfam. xam nga dafa am dénonciation yoo xam ni kiy dénoncé parce que dafay dénoncé am na kuy dénoncé koo xam ni day osé wax parce que dañoo yàq yëfam. malheureusement. Mansour ngir ñëpp respecter loi bi ñeel wàllu parité ci instance élective yi ak semi élective yi association bi ëmb juriste sénégalaise yi ñoom ñu ngi dooleel jigéen ñi waaye itam ndaw yi muy ñoo xamante ni ñu ngi jógee diwaanu Ndakaaru Matam ak Ziguinchor thématique yi ñuy jël bokk na ci fexe ba ñëpp mat jote ci ndox bi wàllub crédit ak wàllub suuf ak marché public yi ci jëm ci jigéen ñi ak itam ci ndaw yi AJS la ñu bëgg mooy représentativité bu gën a dëgër jëmale ko ci ñaar ñooñu ci ak Adjaratou Aïcha Gningue. ngir dëgëral taxawaayu jigéen ci wàllu politique association de juristes sénégalaises et l'ambassade des Pays-Bas taxawal nañu ab projet ci diirub ñaari at. former les élus locaux former leen aussi ci domaine yu bëri à savoir les droits humains la gouvernance locale former leen aussi ci marché public.